moom Macky Sall mii nga xam ne Fatick gii daj na fi coono june xam na bu baax xiif guddi xam na bu baax ñàkk sangu ndax ñàkk ndox xam na coono bu ne xam na métit bu ne moo waroon a nekk président bi ëpp yërmande ci baadoolo yi moo waroon a nekk président bi ëpp yërmande ci néew doole yi moo waroon a nekk président bi ëpp yërmande ci baykat yi. defe nga ne mag mu toll ni Babacar Ngom am plus de 65 ans parce que da nga am licence KFC taxaw bëgg a jël 75 hectares yoo xam ne yow sa moroomu doom nga xam ne doomi président bañ la gisee ngay foo ak moom ci ay moto squat rek lañu tàmbali di ñaaw njortu ne am na luy waaj a xew. bu Babacar Ngom jëkkee ñëw mu woo dëkk bi yëpp ñu toog fii ci penc mi mu ne dama bëgg ngeen defal ma ànd ak yéen liggéey ci seen tool yi dinaa leen defal courant dinaa leen xiccal kii rang-rang dinaa xiccal leen ndox yëpp dinaa ko def ngeen liggéey parce que man dama bëgg bi usine boo xam ne dañu def affaire aliment mu ne aliment boobu nag muy ay tuuti dafa bëgg a dundal boobu laa ko wax ne mu ànd ak Xaadim ram muy wax ci lamb yi promoteur boobu mu ne ko nun ci suñu bopp dangay wax affaire dundal cuuj man dumbal moom cuuj de ay nit ay dundal. nga dem ñu déclassifier le 75 hectares yoo xam ne on sait au nom de quoi on ne sait même pas si le président a été vraiment informé de la place stratégique de ces terres là ci baykat ya nga xam ne ñoo fa dëkk. ay séeréer yoo xam ne musuñoo xam fenn fu dul ruq boobu di fa bay la ñuy dundee ñetti weer ngay bay ñetti weer bëgg caa dund fukki weer ak ñaar baykat yi boo demee ci seen dëkk yi mois de juillet août li ñuy lekk yal na ump nit. Sénégal bu ñu taxawee fii nit taxaw ci nooto bii wax ne tey ñankatang laa togg def ci benn jimbo te ñuy lim ay milliardaires rek di dem te milliardaires yooyu di gën di toroxal askan wi nga xam ne yow Babacar Ngom village yooyu nga xam ne ñoom nga soxla tey la la waroon mooy dem tabax fa ay école tey la la waroon mooy fexe ba ñu am ay forage tey la la waroon mooy la la intéressé ci agriculture nga orienté leen ci parce que bu fekkee nit ki dugub ak gerte lay bay bu nawet bi wàccee mu am ci téeméeri junni soo ko nee bayal ma mboq bu nawet bi wàccee ma jox la million mu bayal la mboq bu nawet bi wàccee nga jox ko million. wax dëgg yàlla muy tedd ngay tedd nga xalaat sa bàmmeel yow mi nga xam ne jege nga ko lool. yéen ñëpp a feebar te teewul yéen a ngi continuer di topp àddina di toroxal baadoolo yi di toroxal baykat yi koo xam ne mbay mi rekk la yaakaar wenn fas la yor. benn machine la yor benn wajan la yor léeg-léeg benn mbaam lay yor di ko dundalee këram yor ñetti soxnaam yor ay doomam amul nag amul leneen amul beneen source de revenu nga ñëw taxaw ñekk ne tey di nga jël suufam rek di nga ko lekk mais lii na ko àddina sépp yëg na ko ñëpp reeteet bu leen bàyyi Babacar Ngom Sedima ndax KFC bu bon bii muy defar nous on a été en Europe. Ce KFC là il est merdique diwlin kese la ñuul kooku salte taxaw ci loolu toroxal askan wi jël suufu jàmbur yi bàyyi leen ñuy xiif nga dem tëj ay baykat ñetti fan ay mag ñoo xam ne musuñoo def dara ci seen àddina lu dul bay xamuñu dara musuñoo am problème bu dul bu ñu demee ci chef de village mu réglé ko. nga dajale leen ñoom ñëpp wàccee fa ay nervi wàccee fa ay gendarme ñu jàpp leen dem tëj leen ci kaso yi. suñ tool yooyu moo yor dëkk bi tey moo yor dëkk boobu ëllëg duñ ko jox tey duñ ko jox ëllëg dégg nga mu ne ko yow bi nga ñëwee di ñaan ñu wax la lu ñu man ak lu ñu manul ñun ci duñu bopp duñ jox suñ tool yi tey duñ ko jox ëllëg tey la ñu gën a bañ nag tey jii la ñu gën a bañ. mais yéen. Voilà une société qui mérite d'être boycottée sur tous ses produits. Babacar Ngom, il faut l'arrêter très tôt.
lii moom il faut président de la république xam ne bu ko déclassifier ba ñu jox ko wallahi àddina dana tukki nit ñi ils n'ont pas de quoi joindre les deux bouts seen suufa seen lopin de terre yi ñuy bay ils n'ont même pas les moyens pour bay lu ñuy waxtaane ah li ñuy bay dundalu leen nga bëgg leen koo xañ lan mooy loolu ah soudoyer presse bi yëpp ñëpp noppi kenn waxu ci cette information là ci réseaux sociaux yi nga koy foree xool ñaar ñetti vidéo yoo xam ne ñi koy def ñi ngi jooy ay borom kër yoo xam ne yaakaaruñu dara lu dul mbay mi ñuy bay nawet bi waaj a jub si ñu ngi ci cooroon fi mu ne nii nawet bi sax cooroon weesu na est-ce que ñooñu ruuj nañu seeni tool ngeen bëgg leen a bàyyi noonu ñu torox suuf si ñun ñoo ko moom ñun ñëpp ay sénégalais lañu dëkk bi ñun ñoo ko moom ñoo ko bokk kenn moomu ko bàyyi morom ma ah ñu yëkkati lu toll noonu jox ko benn doomu aadama 75 000 hectares nga bëgg ko jël parce que yow nee nga il faut nga ubbi 20 points de vente KFC balaa 2024 te nee nga dangaa bëgg a doon président Babacar Ngom day bés bu sénégalais yi dof-dofloo ba mu am fit sax ne candidat la ma xam ne ñun moom wax dëgg yàlla boo yeboo ñu tuxu koo xam ne yow sa poosu bopp jaral na la ay bakkan nit ñi dee ak xiif kooku boo yoree nguur koo xam ne yow sa doomu président nga xam ne mën nga ko jur ngay ànd ak moom di dawal ay moto squat parce que tu veux 75 hectares 75 000 hectares kooku boo nekkee président lan ngay def kooku bu ko Macky Sall ne woon kaay lëmbalal ma day dem lëmbalal ko. Soyons sérieux gis nga ce pays là il faut que certaines personnes arrêtent parce que dinañu jeexal nit ñi dinañu leen rey ci musiba. boo yoree ay milliards di wàññi di dem di noggatu koo xam ne wóor na la ni musul am 1000 francs ba pare góor gi nekk góor gu diñ 2 millions la ko jox ne ko kaay ma jox la njëgu gura 2 millions góor gi na ko ba jar 2 millions musuma koo gis te ngaa dem Colobane ñay yelwaan ña nga xam ne dañoo lafañ ak ña nga xam ne dañoo gumba nga jox leen ko bu yori doomam ci oto bi doom bi ñëw indi ak 2 millions ne ma am 2 millions bi jox ko dëkk bi ñu jox ko njëgu gura ma ne ko man 2 millions tekkiwuma ko ñu di ko joxe njëgu gura mosuma koo gis suñu tool yi ñoo ëpp seen 4x4 yi ak seen pason yi te su ma la ko waxoon ne may ma ci benn 4x4 ak pason ak caabeem di nga bañ te suñu dox yee ëpp du ñu dox soxlawuñu saxaar tey de soxlawuñu ko ëllëg dégg nga te 2 millions boobu yóbbu ko Carrefour Colobane ñi fa nit mel te néew doole mu nga fa yóbbu ko foofu bëgguñu 2 millions ci suñu tool yi te 2 millions bu ñu soo koy joxe suñu tool yee tax. kii wan na la ni ci dignitéem ak doyloom ne moom li muy liggéey rek la yaakaar te mosul am sax téeméeri junni yu bokk ndey ak baay nga may ko 2 millions mu delloo la ko waaye sëñ bi lii na siiw na tasaaroo na ko àddina sépp yëg na àddina sépp yëg ne Sénégal gii ñu ne am na ñoo xam ne bu fekkoon ne fa nga tëdd mën nañ la faa fekk rendi la fa ngir 100 francs te ay milliardaires lañu dinañu ko def baadoolo reyul baadoolo de ku ñàkk reyul ku ñàkk de fii nit 200 lay yor nga ñaan ko 100 francs mu may la ko nit téeméer lay yor nga ñaan ko fukki dërëm mu may la ko nit ay yor milliard romb la ngay dee mu ne la kii mbaxane mi nga yor sax est-ce que doo ma ko jox ma demaaleeg moom comme léegi nga dee qui sont en train aujourd'hui de sucer le sang de tous les Sénégalais sans distinction et la couche la plus pauvre et la plus démunie de ce pays-là baykat yi moo leen dese dem jël suufas baykat yi ndakaaru moom jël ngeen lépp ba Dakar amatul fu mu noyyee fi mu ne nii technopole bi képp a fi des ak forêt classée mbaaw bi te di ngeen ko lekk loolu moom Dakar va exploser un jour parce que lépp di ngeen ko jël léegi jël ngeen littoral bi tabax ngeen ba sës ci géej gi te doyewu leen ko dara lu dul mooy yàlla képp ngeen fay defee bu ngeen ko defee nag ba noppi ngeen wëlbatiku nag dugg ci région yi dem région de Thiès dem Diass dem Noto dem Fandène dem fépp jël suuf yi te def ngeen lépp ba pare Lac Rose bi jël ngeen ko jël ngeen Bambilor jël ngeen Kayar jël ngeen fépp yéen lii lan la ndax lii àddina bi jar na ko vous êtes certain que vous allez mourir vous le savez très bien
yàggatul yéen ñëpp da ngeen di dee. Aujourd'hui vous avez tous plus de 60 ans kenn ku ne ren jii li la teree dem Europe ak Amérique say rendez-vous munoo ko doxi parce que coronavirus bi tëj na la fi. est-ce que dina la parce que corona bii du leen sax yéen du leen fi bàyyi bu ko defee rek ma xam ne cuune la. ma xam ne on va ouvrir les aéroports certes yàggatul waaye on va vers un second reconfinement ça je vous le dis tout de suite yéen ñëpp di ngeen xam ne kenn mënta rëcc ci yàlla. lii du dëgg du ngeen fi fajoo du ngeen lekku réew mi du ngeen naan ndoxu réew mi du ngeen sol lu ñaw ci réew mi te yéen lu dereeti waa réew mi ci boppam ngeen di jël di ko naan. yéen vous êtes vraiment des cannibales ay lekkkatu nit dëgg ngeen. ñu toog bu ñaari at ren gisatuñ ko mu jékki-jékki nag indi nag ñu jékki-jékki bi gis salar mi fees àll bi ñu woo ma téléphone ni ma salar mi day bàyyi nañ ci àll bi de mais waaw salar mi yow ñu wut ci àll bi mu yónni sama rak boobu mu dem mu ne ko nun nii la ñuy jëmuñu seen tool yi ku bëgg seen tool yi dina waxtaan kooku wax noonu ñu toog yaakaar na nag foofu lay yem mu jóg foofu am xale yi jëkk ñëw kii nekk toolam kii ñaar yi xale yàlla di wut ñax yu ñu xadde seen néeg ñu fa tàddal nañu fekk leen foofu ramasse leen yóbbu. yor alal bu fekkee ku yor alal nii ngay def da ngay dagg ci sa deretu moroom mi ak yàpp bi di jaxase di lekk. alal li àddina dara jaru ko nit ñi nag amuñu fu ñu jëm département Mbour góor gi jeex na Mbour Saly ñax-ñaxal foofu jeex na takk doomu Mbour mënatul am pepp suuf Mbour lii mooy lan lii mooy àddina ndax lii moom fii nga xam ne xoolal kan moo gën Serigne Pape Malick kan moo ko gën te démb jébbal nañu ko boromam réew mi yépp réseaux sociaux yi ñëpp yaru ñëpp bàyyi seeni xuloo ak seeni xeex jikkooma ko may de xëccoowu fi dara te moo leen gën fuuf mu dem ci ngoram yéen kenn xamu leen yéen effectivement vous voulez faire de ce pays-là un pays de sans culottes yéen a ngi piétiner nit ñi ko fii ku fi rafet juddu ngeen recruter ay nit ñu réew ñu di ko saaga ndey ak bàyyi pour toroxal leen parce que yéen vous êtes né du néant du ngeen dara jikko mënu leen koo baaxle toroxal doomu aadama jël ay suuf jaay ko dem ba ci biir nangu ko ne ko mënaloo ma dara mais dëkk bi am na nit ñu fi nekk ñuy protéger ay nit ñoo xam ne bu ëllëgee dinañ la boole ka ngay protéger duma yàlla ku juste la billahi wallahi taala du leen bàyyi mukk ngeen di toroxal doomu aadama yi ba yowmal xiyaam ngeen ànd ak seen mbég. C'est excessif ce qui se passe dans ce pays-là lii jaaduwul du nite du yërmande du baax du aucun sénégalais. ñi daal ku ci loo gën a am alal rek gën ko bëgg loo ko gën a bëgg gën a soxor mais luy loolu Babacar Ngom ba nga nekkee ci réew mi ak léegi di am teraanga est-ce que sénégalais yi mës nañoo lijjanti yow sa dara les gens t'ont toujours foutu la paix y a même pas de paix fii ñi xam sax xar kanamu Babacar Ngom bariwuñu mais ñëpp bàyyi la nga nekk ci sa jàmm nga xëy rek yow dem ba ci digg àll bi rek ne ñii moom faw rek dinañu dee ak xiif waay bàyyi leen jàmbur yi ak seen tool yi ñu bay képp koo xam ne nar ngaa toroxal askan wi ak baykat yii noo ngi ñaan yàlla ak Serigne Touba ci barke ajjuma ju tedd jii yàlla boo ko fekkee ak koo mën a doon ak koo mën ak ku la mën a ngemb képp koo xam ne yor nga doole jëm ci baadoole yi jëm ci néew ji doole yi noo ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba yàlla boo ko fekkee yàlla boo am ndam yàlla bu sa teraanga barkeel yàlla bu sa njaboot baax yàlla boo bég te yéen sax bégu leen yéen tous vos enfants sont des drogués yéen seen doom yi yëpp échoué xale yi ñun drogué wuñu de seen doom yi ñooy jënd ay drogue di drogué wu di rey ay nit ñu di leen tëj ci kaso yi quelque temps après ñu di leen libérer fii doomu milliardaires yu bulu vos relations incestueuses li ngeen di def lépp nit ñi xam nañ ko mais faalewuñ leen
yéen kenn ñeewu leen. ku xam ni du leen ñee du bëgg seen dara ba àddina booloo jeex. góorgóorlu leen te xam ne am na bis boo xam ne kenn du ko bokk ak kenn. yàlla dana yónni ay junniy malaaka ñu tasaaroo ci àddina bi seet ba xam ndax li nga waroon a lekk ci kaw suuf si mu dugg ci sa biir bi lekk nga ko ba mu jeex takk. seet li nga xam ne moom nga waroon a naan mu jeex takk. ngelaw li ñu nekk yii tuutee ko fi dese mooy fii mu tëdd ci kaw lalam bi rek ñu dooru yónni ponkal mi mu wàcc. kooku bu ñëwee ba xëcc sa roogi ne fi mu koy takk bu koy xëcc iblis tiim la di la ree te bu ëllëgee da leen di dajale yéen ñëpp wax leen ne leen bu leen ma wax ne maa leen dugal ci benn problème man inni axaafullah waxoon naa leen ne kuy ragal yàlla la. te loolu alquran wax na ko ba noppi te yàlla layoo na ak yéen ba yey leen bàyyi leen àddina bii ngeen topp ami nit ñi di fo di xëccoo ay teraanga di c'est vos petites vanités là vos vaines parures les grosses bagnoles que vous avez. Vous croyez que les gens vous regardent parce que vous êtes heureux. Vous êtes dans vos voitures, très malheureux. Vous êtes tout le temps préoccupé. Vous courez derrière un bonheur que vous ne trouverez pas. Vous avez beaucoup d'argent, mais vous n'avez rien du tout en réalité. Vous êtes pauvre. Mënu leen taxaw fii sax ci angle bi wax ak ñaari nit. Mënu leen dem juma. Mënoo leen dem fenn. Da ngeen di daw rek ak di làqatu rek. Di jënd ay gaynde di dugal seen kër. Di jënd ay xaj yu ngande ay muus ay kaña lu ne ngeen di def te taxul ngeen am li ngeen bëgg te du ngeen ko am. Vous ne serez jamais heureux. ñun dof yi ngeen di gis nag ñuy dem ci daayira yi di bokk ak li ñu am ak nit ñi di naan café di waxtaan noo leen gën a bëgg fuuf kuy dundee àq doo bëgg te suuf si ngeen di xëccoo fii ngeen koy bàyyi walillahi miraasu samawati wal ard fii ngeen di bàyyi lépp du ngeen yóbbaale dara. amu ci kenn kuy dee ba nu weesoog yow juróom-ñaari mètre percale. Vos titres d'honneur vous ne mourrez pas avec. ah tey président la ñuy suul tey député la ñuy suul tey sëriñ sàngam la ñuy suul déedéet diw rek. summi say yére takk say jabar réfléchissez takk ay jabar yu ndaw nga dee rek même pas un mois ñu takk say jabar bu yidda ji jeex rek ñu leen di takk say jabar yow mii ak sa dignité ak sa la waa ji doon wax naa. ñetti taat yi nga xam ne sa loxo rek a ciy dem boo faatoo moom la ñuy njëkk a laal mooy sa taat mooy sa taatu gaal ak sa taatu jabar ñett yooyu ku dee dinañ la ko làmbal dinañu làmb sa taat dinañu làmb sa taatu gaal dinañ làmb sa taatu jabar loolu nag bàyyi leen ci xel alal yi ngeen di dajale du leen jariñ dara tey du leen jariñ dara ëllëg dara du leen ko jariñ layoo bu bari la leen di indil te du ngeen yeey ndax jubu leen layoo bu bari te du leen jariñ dara ndax jubu leen dara la leen dul jariñ kumpa nag moo rey doomu aadama am na nit koo xam ne moom dafa xamul ñàkk a xam nag moo tax mu xam ni day accumuler ay problème am rek plus il a de l'argent plus muy accumuler ay problème am jub képp am solo ak ragal yàlla lii daray àddina jaru ko bàyyi leen jàmbur yéeg seen suuf yii kuy jaay suuf na nga jaay suuf soo xam ne boo paree noppi ca waaye jaay nit ñi suuf nanguwaat ko ne leen du mujj fenn fekk nit ñi ñu toog seen ruq di bay ruq boo xam ne seen maam ya fa la ñu nekkoon booba ak léegi juguñu fa ngeen fekk leen fa rek sous prétexte que le président a déclassifié nga topp procédure bi dem ba am titre foncier ñoom yàlla ma leen fa wàccee moo leen fa jox titre foncier réew mi ñun ñoo ko bokk bàyyi leen li ngeen di def fii kenn gënu fi kenn gënu fee yey kenn réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk te ay sénégalais lañu